You understand, our bigger brother them and our bigger sisters them, because it's them having their children here, hustle all the way to come in here and find a way out, which everybody's doing. All me do it. 25 years ago, me run come in here. That's why me still there, and it make big changes. See? And every little brother and sister will go through this hard treading to reach here. And this government, Adama Barrow government, Adama Barrow and this government sign a paper. Let me tell you something, you see, on the 22nd this month, deportation, you know, anybody them catch them, I go send you back, you know, youth. So right now, and the reason all these brothers and sisters are suffer here is to help their mothers and their fathers and their little brothers and sisters back home, because nobody is looking after them or helping them. Anybody will get sick, they're calling the little youths them here to send them money to go to school, to eat food, to even travel, everything. The boys and the girls them here are doing that, making the GDP of the country Gambia grow up. Almost big percentage come from here. The people them are work so hard here. The people them are hustle so hard. The people them are do whatever they're doing, just to make sure backyard is alright. Our mothers, our daddies, our uncles, our big brothers and sisters, and them are put in this pressure, so. And now, you are rallying around a president and his government that is signing papers, making agreement with German government to deport all these youths here back to the country. To go and do what? Just tell me something. Déglu leen ma. Gis ngeen December bi ni 22nd, South Germany, koo xam ne yaa ngi amee duldung, koo xam ne yaa ngi amee seen kayit yooyu noonu yuñ fi dee jox nduy. Gis nga bés boobu noonu bul génna. Dem leen ngeen nobu ba bés boobu noonu passé 22nd December bi su passé. Dem leen seen cepe yi, dem leen seen nit ñi ñoo xam ne you can go there and sit down and feel good. Ba January ngeen folasi, ngeen bàyyi dëgër boppa, because government Gambia bi Adama Barrow moo sign kayit yi te kay ma wax leen leena, gis ngeen German yi ñi weruñ, nice people, good people, waaye gis nga nag ñi suñ amee right pour delloo dañ laa delloo. Loolu noonu kenn mënu si dara. So balaa caat ngeen dem toog benn place ngeen ayre bi ko pati nekkul si dëkk bi, dara nekkul si dëkk bi, alaawuñ nit ñi sax mun a booloo nii nekk in a public place, alaawuñ ko. So use leen opportunity boobu noonu ngeen toog kër. Bu leen toog seen xay mi, bu leen toog foo xam ne coy nañ leen fa fekka beeta leen. Dem leen seen cepe yi, seen jéegi, ngeen daamu, ngeen nekka seen say. Nkam kibaro min faale wala ñinti jannim bena aftala su mbajang sen yan la folo. Nin karo tili mwannin fula. Plano lem kuluntila be lorine. Nyafuro le rek kedundi kuluntila kono. Fal jang ni bulo la te kan taprek mote bondi no la je kotek. So janni ñin tili mwannin fulo be sila. Alta sial ya. Alkana sial la e molto de. Anin fal baltar la damen. Alta sial la chapel ya. Alla jegol ya, alla sunkutol ya, alle damu, alle tenku mech. Fo January ale funte biko patite kering sate ko ne mammo ala mo fula saba nani ka fu nyokam fam. So na fata la ka funte banta al ni opportunity ale mabo. Bari nak suokono. Nali carte keso mutalia fay Adama Barrow. Oradol mu jamfa mo ballet, I swear to God, because let me tell you something. Adama Barrow kaito signala na la masakunda pour ekane itol bali visa la anila dimbayal pour sinano tubabu du jang ni la dimbal kana jara rola kana ila dimbale na karango la jang
kana holiday la ka man la kodo sunya kana shopping na jang wo drong wala tinay ñing ko signé ani e kodo dile la pour ye fangol nafa wo kodo ka woleta aba pacar la be campagne la bal nene la be kodo dila ñul la be kodo dila ñul la alal ñabutu kesol yele Gambia la boro Dr. Ismaila Cissé wala Gambia la borot al wuli al yalla carte mutalia fay Dr. Ismaila Cissé na lafta ñim bataye bang because ñim deportation no it's a joke. It's a real joke. Right now, in the country, all the big and nice houses you're seeing, no government blood clot, no build it for nobody. All the nice houses you see, people will build it hustle here. All the nice houses where the people in there build, they stole the money because nobody is getting the money to build a house like that. A land that is costing over $2 million. And then how you gonna build that? Where you gonna get the money from? It's about time Africa open up on your eyes and look. The African presidents, they're signing deportation order to deport everybody from here to back to Africa. On if stop it. Especially that Adama Barrow. So this is the news. Nalek al dingolu milia lonko wolle be sirin tubabu do jang nal sasata mil wolle kal makoy dindingol pureta karamboto tubabu do silal jang alata kola wolle mu alla kulliyol alkata nyambol la alkata futu sitol la alkata kase boyol la alkata anything lela momo sasata lembang domoro lembang fete faso lembang fengo feng hani moto lal kamil boron dige jang silal wolle katol makoy so jang silal alla masa kundana la president o jang silal muta ay kele pra fanso nafa ifelebe fondinkel muta la jeybe sitila ni ala mang jisuma bon nyin ko kan disembal bet fondinke jamal le jela jede jamal le wala mol makoy la say mal tonya fore ni man tonya fe fani al fola domi jamburi fi tok ñoo xamne ñoo nekk di xétali ñu tok Banjul ku febar ngeen oté fi gune buy dem school ngeen oté fi tobaski bu joté ngeen oté fi ku buga tukki sa ngeen oté fi ku len jox moto sa pour mu ligéyal len taxi ngeen leka xaliss bi yépp moto bi su pané sa ngeen on nit ñi fi ñu yone wat len xaliss pour ngeen defal moto bi muna continuer sen government bi ñoñu lañ fi jaay dañ leen jaay dañoo takandooy fii nii delloo leen Banjul te suñ la téyewut sa tey soo génnee si biti lijanti sa soxla rek ñu ne la nga pat rek Banjul because yëpp government bi la so yéen a ngi toog foofu noonu ngeen bugg a votal Adama Barrow again kii nga xam ne tas yaakaar la kii ñëw ne ñetti at mu fenal duulal dëkk bi yëpp mu ngi ni jaxase na carte yi Banjul bi yépp kenn nekku fa ku ñoo mën a taxawal génnee ñu si feebar bii nii lu dul Dr. Ismaila Cissé lii maa leen ko wax soo leen buggee génna si problème yi nonsense yi nii go and vote for Dr. Ismaila Cissé lii man maa leen ko wax nobody else is there to come and rescue this tiny smiling coast from disaster. Banjul dëkk boo xam ne sax ferry amu ko pour cross Banjul dem Barra lii gàcce la wax leen dëgg rek ku waxut dëgg nga wallale te du waxut lale nga wallale te loolu kenn du ko fi nanguwaat kenn du fi toog nga ñoo xool si bët yi di ñu fenal di ñu duulal di ñu wax lii di jaxase dëkk bi yépp du fi am Banjul trolley buy dugga sa si biir géej bi River Gambia bi sa trolley bu fa dugga sa nga xam ne dëkk bee ko moom mu dem napal dëkki nit ñi jën isil ñu napal ñu jën yu bari isi dëkk bi yépp dunda lu des ñu jaay ko am xaalis amuñ ko ñaari yabooy si taati pere bi xam nga ñaata ngay fay pour loolu lii gàcce la over 56 years una cry boy independent what kind of blood clot independent uno have uno still a rally around some fool yow Banahura bu dof bu mel ni Adama Barrow
moo ñëw toog fii nii mun a ñetti at after kenn xamul fu mu jógee toog nii rek na ci kanami ne ñe blap juróomi at kooku noonu toog ne léegi dafa campagne pour nekk président pour rule dëkk bi lii gàcce la waaye suma waa ji yéen tamit lii dafa ndoxe wax leen dëgg rek ñaata doomi Gambian ye fi toog ñoo xam ne ñoo nekk di dimbale seen nit ñi foofu Banjul ñaata doomi Nigerian ñoo fi toog ñaata doomi Sénégalais fi toog ñaata doomi Jamaican fi toog di dimbale seen nit ñi foofu noonu waaye yéen Banjul yéen a bugg a soona yéen ku leen may duma ngeen ne am ngeen jine yow ku mel ni Adama Barrow nga xam ne lii daf ñu beeta waaye lii bi gàcce la moo nekk suñ kaw ak coono boo xam ne dafa yàgga balaa lii di deñ suñ kaw de suñ toogee ne Adama Barrow la ñoo votal pour mu continuer loolu dafa ndoxe lii laa ñëw pour wax leen nag ku bugg a change du fekkee ne da ngeen bugg a proper reform 90% everything corruption all form of reform proper reforms béykat yi am xaalis am support pour mun a béy nit ñi mun a am lu ñoo dundee tobaskaa ngi nii di ñëw Banjul amuñ xar every year the same thing as circle on and going on and on mënuñoo am livestock farming boo xam ne sax dafa mun a breed all them thing de xam nga ñuy am ay xar tobaski su jotee nga xam ne sax nobody would be thinking about that yow soble sa ngeen order ko from somewhere ganaar ngeen order ko poultry all the way from Holland frozen food ono fi stop it ngeen war a ubbi seen boti léegi ñaata doomi Banjul la fi toog Europe gi fii ñaata at ñun ñu ngi fi dëkka ñun war nañoo ëppa lii fu mu nekk nii booy dëkka boo xam ne mutut mbuus bugg a toj mbuus dëkka boo xam ne ma ne la mutut mbuus bugg a tas mbuus du dem bàyyi leen seen xel génna leen ngeen votal Dr Ismaila Ceesay doo leen buggee changes am si dëkka boobu noonu dem leen ngeen votal koo xam ne ëllëg sibiru dafa am plan boo xam ne pour suñ doom yi Gambia fu mu nekk nii sax pour jëndal laan bu ndaw sax laan bu ndaw 20 by 20 pour loo xam ne sa sampa yaa sa njabooti mën a dëkka foofu am sutura soo génnewut million si biir àll bi fële ngay dem dëkki ñana mun a afford loolu noonu wax leen dëgg rek Adama Barrow ak gangam bi ñu ngi siis dëkka bi yépp laan bi yépp di ko jaay laan bu ndaw one small little plot one small dirty stinking little plot 20 by 20 for somebody who born and raised all his family in a village cannot afford 20 by 20 to build a little hot spot where you know say him and him family can just squeeze in there so and feel some privacy. Them have to give out more than $1 million. If you don't have it, you know you're gonna live way in the bus. Because of the government corruption, Adama Barrow and his people. Them estate nice, everything. And mash down the place. Hey people, if you open up on a bomb clad eyes. Dr. Ceesay is the medicine. Dr. Le Molla Boroti. Immanto nyafo. Melaba na bata konolde. Adungi ko ni daye dundi. Isingo buke bondi no. Alkana song al dali al dundi. Benin envelope ndingol mil di kangal la jangana manipulate everything. Well until after 2021. Uno go see the real people who really and truly care about the country and the people and everything we're doing in it. This is my message. So, al dingol, if you be city can purke sendi. Adama Barrow ala masakunda la sinyala katalia bondi je. Nalma bondi je. Masibote bolalka. Memba mitel ono nyin December karo tilim wannen fula. Kuluntila be lori. Jamfal. Falle siata normal people old. Fanin tangol. Lungol wol motang wotang yaje jamani jang. Fanin tang sabale bakono. Ba yayla dulal mumet. Kaito na tebul problem olem. Fondin kel natan nyin silo la nyin sila kurungol. Yakatay bijang.
Fondinkel nieji jang batam sifa o sifa ya take jang because iboka pati jang iboka kodi tinya jang kemo ya sto tanse o be kata sule he nyin kata na mero la nyin kata na sister ya nyin kata na oncle ya nyin kata ngina ya masakunda wolle mutaye wafi pour que seyne jamal batol de mala katu nyim masakunda tal de mal so walal nyaal yele Holy by Ibrahim Niass, King Selassie I Jo, Rastafari. Elevate yourself out of the slum, you know, people. Me just there a whole a vibe it uno, but me I tell uno say a real thing, me I tell uno, you know. Elevate yourself out of the slum. Uno hear me? Hold on there. It's a serious matter, you know, so we need serious measures to deal with them, you know. Dr. Cisse is the medicine and the cure for all the problems you people are facing.